jërëjëf Fati dañuy wax ci conseil municipal bu Dakar ñoom nag réagir nañu ci déclaration Omar Gueye yooyu di ko naqarlu ña nga xamee ni ñoo fa nekk daal nee nañu daal ville de Dakar dañu ko war a maintenir dañ ci déglu kenn ci ñoom di wuyoo Ibrahima Diamé di àddu ci micro Younous Diatta. conseil municipal bu Dakar ñooy ñaawlu di naqarlu kàddu yi jib ci ministre de la décentralisation bi sàkku ñu éliminer ville yu mel ni Dakar Guédiawaye Tëngéej ak Pikine ak Thiès. nekkinu villiers yi dafa amal njariñ askan bi kenn natablewul seen njariñ ci askan bi wàllu ci li nësër décentralisation ak li ko wundu yëpp dëkk yooyu dañu amal njariñ askan bi. Sidya Ndiaye tamit gis ni démarche boobu daal jaarul ci yoon ab incohérence lay nduru président intersyndical travailleurs yu collectivité locale yi di wax ni loolu duñu ko seetaan benn yoon te du fi amee dañ koy teewlu moom Sidya Ndiaye ci micro Youssou Baro ak Maymouna Ndiaye. mënuñu nangu loolu donc ñun aussi ay liggéeykat lañu ci gox-goxaan yi surtout ci ville yi ay milliers de travailleurs ñoo fa nekk dafa am loo xam ne xewoon na fi maanaam bi ñuy supprimer région yi. bi ñu ko supprimer gis ngeen personnel bi ba léegi ñu supprimer commune d'arrondissement yi Dakar ba léegi am na suñu camarades yoo xam ne amuñu couverture médicale impact négatif acte 3 moo de continuer noonu salaire yi sax am na ñoom ne am nañ ci problème donc balaa ñuy def mesures yu mel noonu lu tax yóbbuwuñu koon ci dialogue national ñu wax ci ne dañoo bëgg supprimer ville yi ni ñuy waxtaan ci réew dañuy waxtaanee problème majeur yi waaye du groupe individu ñooy toog fu xool seen intérêt di def ay calcul politicien naan damay def lii loolu waruñu ko def te bu ñu ko defee ñun duñu bay mu jàll parce que ñun déjà bi ñu déggee ne affaire liy raam ci njàngbale jëm comme ni ma ko waxee sax ñun danañ mobiliser camarades yi pour ñu préparer wu ci loolu parce que ay milliers et milliers de travailleurs ñu ne dañuy supprimer seen institution te waxuñu fu ñu jëm waxuñu lan lañ ciy proposer après loolu ay jafe-jafe lay indi te loolu ministre de l'intérieur di dalal tey jii coalition des artistes musiciens loolu nag li ko waral rek mooy coow li nga xam ne moo fi juddu ginnaaw arrêté bi nga xamee ni moom moo dakkali seeni activité loolu nag mi ngi am ci médiation bi nga xamee ni Youssou Ndour moom moo ko dox tey jii nag la ñu war a daje ci ngoon lay doon nee nañu nag la fay jóge su favorable ci ñoom dinañu wéyal seeni sit-in bi nga xamee ni fas yéene nañ ko amal dañ ciy teewlu Ngoné Ndour nekk PCA bu SODAV ci micro Habib Faye ak Modou Diop. depuis ngeen ñuy xaar ñu ngi woon foofu di échanger donc après ñoom ils se sont retirés pour parler les ministres pour parler donc ils nous ont demandé que ñu revenir at suba pour à 19h même heure même place bi pour que ñu mën a conclure pour xool la décision qui a été prise pour que artistes yi mën a def seen activité. pour ñu autoriser ñu sitting ñu def sitting autorisé pour ñu def sitting bi c'est pas pour def bras de fer. C'était juste pour montrer que quand même depuis que le Sénégal est Sénégal mosuñu gis artistes yi taxandoo ensemble nekk benn bloc pour revendiquer seeni droits wala pour ñaxtu ci li nga xam ne ni moom la ñuy daj ci métier bi ñuy traversé donc loolu benn point bi moo doon point bu njëkk bi. deuxième point bi moom mooy que ne ñu demander leen à ce que ñu annuler arrêté bi nga xam ne ni moom moo génn ci week-end bi pour tere artistes yi ñu performer ci lieu de diffusion yi nga xam ne comme restaurant yi la comme hôtel yi ak comme bar yi donc déjà loolu et puis ñu profiter encore ci occasion bi demander leen à ce que ñu jéem ñu xoolal naka la ñu mën a def dans un futur prochain comment la ñu mën a def pour ubbi salle yi nga xam ne que ni salle yu mag yi tout en respectant les mesures barrières. parce que ñun bu saafara amee parce que ci biir coalition depuis démb on en a discuté ci suñu réunion bi ñu am bu ñu amee saafara bien entendu que ne dañuy lever kii bi nu mu tëddee sitting bi boobaa duñ ko def. ñu wax ci Sénéra Corrède ñoom nag daal nee ñu dinañu jóg ci dérive yi nga xamee ni ña ngi koy nemmeeku jamono yi ci média yi te loolu carte de nouveau code de la presse yi war na ko régler parce que dérive yooyu nemmeeku nañ ko ci journalistes yi ak tamit ci animation bi dañ ciy teewlu reportage Pape Farañing ak Ahmadou Ba. jamono ji jëye yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci ëttu taskatu xibaar yi tax nag ba Sénéra ak Corrède boole seen doole ngir fexe nag ëttu taskatu xibaar yi lépp di jaare ci yoon. ne suñu loxo dafa diis loxo bu diis nag boo ko amee te doo taxul a jóg waxtaan rek nga mën def. Il y a eu seulement 3 cas importants. C'était à l'époque quand je viens d'arriver, quelques mois après, il y avait le problème de Khessel. Nous avions eu peur.
que de mettre comme ça en live des militaires fâchés pendant des heures. Récemment, il y a eu des dérapages verbaux. journalistes yi avertir nañu ndax nag CORED dootul bàyyeeti yenn mbir yi muy jàll carte de presse yi bu ñëwee dinañ mën a xam kan mooy kan. suñu ñaari kuréel yi dañu bëgg suñu métier bi ñuy def métier tasum xibaar nit ñi delloo soit la fi nekkoon parce que mën na nekk li ñu nemmeeku mooy que ne ñoo xam ne duñu ay professionnel maanaam métier bi xamuñ ci lu bëri ñoom ñooñu rax ba daanaka mayetuñ sax fu ñu yëkkee suñu nag donc loolu itam càmbar nañ ko te loolu boo xoolee par exemple loi beeg yooyu code de la presse yëpp àdduna ci. waaye lu mu ci mën a doon rek tribunal des pairs moom mënul dara ci yenn animateurs yi moo tax nag ñu booloo ak ñi nga xam ne ñoo nekk CNRA ñi nu mel ñu mun ci indi saafara. gaa animateurs yi moom ñun ba léegi bokkaguñu suñu prérogative dañ ko wax mu leer journalistes yeeg techniciens yi ñoom la ñuy saytu mais moo tax suñu réunion bi baax parce que ci wàllu woowu gis ngeen ne CNRA génne na communiqué bu yàggul ci loo xam ne kooku animatrice sa def naka su dul noonu donc dafa baax moo tax réunion bi baax parce que gëm nañ ne lëkkaloo bi ñu def ni day tax ñu gën a xam ku nekk fan ngay teg sa tànk te rëq-rëq yu ñu nemmeeku te muy nekk yenn saa yi benn porox ndool boo xam ne gars yi dañuy foog ne dara nekku fa ku defati porox ndox bu ñu mel rek di nga fa fekk CNRA mbala nga fekk fa CORED. ndaje bi nag diggante CNRA ak CORED mun naa dalal xel yi ne nag ëttu taskatu xibaar yi dinañ ko mën a defaraat bu baax ñaari mbootaay yooyu nag taxaw nañu témm ngir xool lépp di jaaree yoon ci wàllu éthique ak déontologie. dañuy dem bitim réew ànd ceeg Modou Fall fële ci Guinée nag Alpha Condé moom tamit waat na démb. waat na démb kon ni ki rek élection yi nga xam te ni gàddu na ko mu di ñetteeli mandaam moom nag ci waatam googee jàppale ni am na ay chef d'état africain ya fa nekkoon waa France itam yónnee fa ndaw CEDEAO Nations Unies loolee nag dañ ci ànd ki nga xam te ni moo di Pape Fare ñi ngi ci ay leeral. ci salle palais Mohammed V nag ci la cérémonie de prestation de serment maanaam bi Alpha Condé di waat foofu la amee ci teewaay lu tolloo ko fukk ci ay chef d'état africain ak ay invité guinéen ci ñi fa teewoon ci njiitu réew yi nekk ci Afrique bokk na ci ghanéen bi di Nana Akufo-Addo moom moo jiite sax lii di CEDEAO jamono ji Idriss Déby bu Tchad Denis Sassou Nguesso bu Congo George Weah di président Libéria waaye nag am na ñoo xam ne teewuñu fa te ñoo gën a jege Guinée ku ci mel ni président bu Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara Macky Sall président bu Sénégal Umaro Sissoco Embalo di président bu Guinée-Bissau ñi nga xam ne nag ñoom danoo bañoon ne ànduñu ci ñetteelu mandat bu Alpha Condé te dëkk ci Afrique soowu jant di Mouhamadou Issoufou ak Mouhamadou Bouhari kenn ki nekk président bu Niger ka ca des bu Nigéria ñoom tamit teewuñu ci waat boobu. ci biir salle bi président bu cour constitutionnel kon ni nga xam ne tradition bi noonu la ko bëggee ne Alpha Condé na jóg yëkkati loxoom ni ko article 48 bu constitution bi waxee daal di waat Alpha Condé ni mu ko defee woon 2010 2015 ne man Alpha Condé président de la république bi nga xam ne nag doon koo fal fii ci Guinée mu ngi waat ci kanamu guinéen yi ne dina respecter lépp loo xam ne disposition yu constitution jël na ko ak yoon ak loi dëkk bi naka noonu Alpha Condé dinañ ko installé ci fonction ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre bii di ñëw. Pafara jërëjëf ñu wax kon li nga xam te ni moo di Côte d'Ivoire foofee nag président Alassane Dramane Ouattara gannaaw bi mu waatee ba noppi rek daan na indi ay coppite ci gouvernement bi Kouadio Konan Bertin moom la tabb nag jëwriñ yor wàllu lëkkaloog jubóole askan wi moom mi nekkoon candidat ci élection présidentielle yu mujj yi te am lu tolloog benn poñ ci téeméer boo jël moom nag am na yeneen yoo xam te ni def na ko mu di ministère de l'intérieur bi nga xam te ni da ko xaajoon ñaar daal dina koy delloo ca la mu newoon. te Nigéria lopp kon téeméeri ndongo yuy jàng la ñu teg yoxo ca seen pensionnat ba ñu nekk ca Kankara foofee nag ay nit yu yor ay gànnaay ñoo def li ni mel ñu ne loolee ñu ngi ko amal kon ca dëkk boobee ñuy woowee Katsina nekk kon ca booru géej ga ñu ne mu di kon li nga xam te ni moo di nord-ouest bi ca dëkk ba loolee nag ñu daal di ko doon jagleel ay bandi waaye ña fa nekk di teewal terroriste yi ñoo jël seen i kàddu ni ñooma dañ ci ànd ak ki nga xam te ni moo di Mamadou Moustapha Ndiaye.
dig àjjuma jàpp gaaw ay téeméeri élève dañ leen jàpp ci seen daara jën doon jàngee fële ca Kankara ñi def ñaawteef yooyu nag ñi ngi yore woon ay ngànnaay yore ay mobilette ñaawteef yooyu dañ cee joxoñ baaraamu tuuma wayu yi nga xam ne ni ñoo nekk ca gox boobu Aboubacar Cheko di njiitul Boko Haram ci ab vocal boo xam ne ni def na ko talaata fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2020 moo ko xamle kilifa yi nag sumb nañ ay waxtaan ak waa Boko Haram ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti élève ñoom lañ teg loxo waaye jàpp na ne lim bi mën na juróomi téeméer loolu rek muy wane jegewanto bi am diggante bandi yi nekk ci nord-est Nigéria ak waa Boko Haram mi defoon base ci penkum réew ma président Buhari moom nag ŋàññi nañ ko lool kilifa yi ñoom dañoo jaaxle ba génne ab communiqué bu xaw a indi lënt-lënt askan wi nga xam ne ñoo nekk fële ca Nigéria ndax dañu xamle ne ñi ngi waxtaan ak waa Boko Haram te leeralun kan la ñuy waxtaan ak ci ñoom président Muhammadu Buhari moom nag bi loolu di am ma nga woon fële ca Katsina gouverneuru Katsina moom nag xam le ne am na fukki ndaw ak juróom yoo xam ne ña ngi leen fekk ca àll Zamfara nekk fële ca Nigéria mu xam le ne tamit am na opération de sauvetage boo xam ne ni tàmbali nañ ko ngir jëlaat xale yi nga xam ne ni dañ leen a teg loxo. jërëjëf Mamadou Moustapha ñu wax ca Centrafrique foofee nag jàppaleen ni président di François Bozizé nee na nangu na rek li nga xam te ni mooy conseil constitutionnel bi daal di néewal di candidature am ci élection présidentielle yi nee na nag mu ngi sàkku ci opposition bi rek ñu daje ci ab kuréel boo xam te ni ñu ngi ko tuddee code 2020 ngir mën a jàmmaarloog président bay yootu nguur ga di Faustin Touadéra. ñu jeexale ca États-Unis foofee jàppale ni chef bu majorité républicaine bi daal di ne rek nangu léegi ndam gi nga xam te ni Joe Biden am na ko moom kon Mitch McConnell daal di ne rek jaajëfal kii di Joe Biden moom mi nga xam te ni nag ñooñu Trump la loola di wane ni résultat yi kon mujj na dem ca Trump mu amal nag ab déclaration bu am solo ndaxte moom ca boppam daa téye woon i kàddoom ci résultat ya amoon foofee ca États-Unis Cheikh Tidiane Diaw fii ñu yemale xibaar yu biti réew yi. jërëjëf mu yokk ci ni bu benn sénateur ngàññeeti victoire Joe Biden voilà Fatili moo fi gën a Sleepy Joe pour reprendre Donald Trump. président dëkk bu gëpp doole ci àdduna bi. kon bàyyil ma wax ndax président Biden xam ne campagne bi jeex na. c'est très bien merci beaucoup Cheikh Tidiane ak Mamadou Fall la woon ci li nga xam ne moom mooy xibaar yi Modou day desandi ak ñun le temps que ñuy dalal sunu gan may fàttali Bassirou Dieng la bokk ci cellule communication bu Aminata Touré nag xëy na saf-saf ci yéenekaay yi ndax li mu écarté président Macky Sall ci ñetteelu mandat daañu ko waxtaan ci kanam ak Chérif ak invité bi léegi ñu soobu ci jàngat bi ak ay setu